tey dañoo amoon session ordinaire portant sur des projets de délibération notamment ci le plan triennal d'investissement bi nga xam ne commune bi bëgg na ko def ci ñetti at yi ñu jëm ak ci ay virement de crédit yoo xam ne aussi maire bi am na yéene pour def ko mais dañu seetlu bi mu ñëwee léegi lii nga xam ne tey moom lañ bokk muy mbirum askan bi moom dafa mel ni def ko bëgg a def yëfu boppam d'abord mi ngi commencé ci di def ay démarches yu nébuleuses yoo xam ne benn yoon commune bi yëgu ko conseil municipal bi yëgu ko bureau bi dara yëguñu ko jug na fi dem na palais il a été rencontré par le président et lii gaadu woon moom mooy d'abord bu ñëwee mu defal ñu compte rendu mais defu ko ñu xam ci ban titre la fa demoon aussi askan bi war nañ ko xam ndax dafa demoon en tant que maire wala dafa demoon en tant que mbirum boppam yooyu aussi waroon na ko mën a leeral askan bi bi ci tegu aussi dafa wax ni dafa bëgg benn virement de crédit de 27 millions et 27 millions yooyu lim ci bëgg a def mooy jënd ay fournitures scolaires équiper ay salles de classe yoo xam ne école mi ngi bëgg a tëj ku ne xam na ni nous sommes au mois de mai bientôt juin juillet école tëj te l'état de dégradation de nos salles de classe ci établissement public yi ñëpp xam nañ ko donc foofu gisuñu urgence boo xam ne tax na nga bëgg a def virement de crédit 27 millions pour jënde ko ay fournitures scolaires ay mobilier yoo xam ne fi nga ko jëmee ku ne xam na ni loolu urgence du urgence donc bi ci tegu mooy askan bi buñ la dénkee la bonne gouvernance dafa bëgg ngay def say mbir di ko teg ci yoon teg ko ci transparence mais ñoo gis ni moom li muy def ak bureau municipal bi nga xam ne ñoom nee na ñoom majoritaire ñoom ñi nga xam ne ñoom la askan bi fal fii ci Thiès Est lu leen neex def ñun loolu lañ leen loolu warul nekk parce que bu dee dañ ñoo fal dañoo war a rendre compte bu ëllëgee kon lépp lu ñuy def dañ ko war a teg ci yoon teg ko ci xel ak xalaat yu wér yu sell. aussi bañ def réunion équité woon te leen avisé. woowuñu kenn même moom ci biir ay démarches am wax naa leen ne même bureau municipal bi mu nekkal sax ba muy jug di dem di seeti le président ne day discuter ak moom ci ay projets yu commune bi am waxut ak kenn te en réalité amul benn projet boo xam ne discuter nañ ko fii kon li mu wax amul. déjà 4 points yi bi ci jiitu mooy plan triennal d'investissement bi nga xam ne war nañ ko defal bi ci 2022 2024 bi ci tegu. mooy ñu jël les fonds de dotation et fonds de concours yi nga xam ne c'est des fonds excédentaires de 2021 ñu inscrire ko ci budget 2022 bi ci tegu mooy projet de délibération portant sur un transfert de crédit de 27 millions pour l'achat et des mobiliers de bureaux et fournitures scolaires bi ci tegu defe naa mooy den jox certaines dénominations de certains édifices à des illustres personnes de Thiès yoo xam yooyu maanaam ci waxin wi ak xel mi xalaat bi rafet na mais techniquement doxalinam dafa des te li nga xam ne moom la teg fii li ci ëpp dara du ci doxalinu ku jub maanaam mënuma comprendre tey ci biir bi ñëwee tey ci plan triennal d'investissement nga jël benn këru ICP ne da nga koy defaree à 28 millions ba pare nga jóge fële ne da ngay construire benn poste de santé à 10 millions. Normalement poste de santé moo war a gën a cher këru ICP. benn bâtiment bu ICP bi logé mais nga jël ci poste de santé nga ne da nga ciy def 28 millions jël la maison pour l'ICP nga ne da nga koy réhabiliter ba pare da nga ciy def 40 millions loolu ça sent du nébuleux décide bi ci des mooy moom ci boppam des projets de construction bokkut ak des projets de réaménagement construction d'un édifice mooy nga fekk fu dara nekkul nga tabax fa dara donc loolu boo koy def bokkut ak nga ne da ngay réaménager maanaam da ngay toj defaraat donc ñaar yooyu moom na xam ne ñun nit ñi dañu jàng tax xam nañ li ñuy wax lépp lim fi teg dañ ko étudier dañ ko préparer dañ ci wax suñu xalaat mais mënoo fee ñëw nga ne man maire laa juriste laa damay def lu ma neex ñi ma àndal maa am majorité te li ngay def tegoo ko ci dëgg tegoo ci yoon xam mayoo les fonds de dotation yi nga xam ne dafa war a jëm ci investissement ak fonds yi nga xam ne dafa war a jëm ci fonctionnement et puis mënuñu comprendre aussi un budget boo xam ne presque 633 et quelques milliards la et 333 voire 350 milliards nous proviennent de l'État du Sénégal loolu damay profiter aussi di wax ak askan bi jar na ñu di féliciter aussi le pouvoir central parce que les moyens conséquents financiers yi nga xam ne teg na ko pour accompagner les collectivités territoriales tax na ñu mën a
mën a prendre en charge les préoccupations des populations mais moyens yooyu bu ko askan bi ko état joxee dañ ko war a sakkanal dañ ko war a yaxanal mais duñ la jox ay moyens rek nga ne am naa xaalis dama koy pasare lu ma neex. jàngat bi lan la nga def en tant que conseil. dafa commencé fi mu jëm te il va droit au mur te duñ ko ci bàyyi. duñ ko ci bàyyi ñun dañoo bokk ci conseil bi nous sommes des conseillers municipaux li ñuy def xam nañ ko li ñuy wax xam nañ ko li muy def na ko teg ci yoon duñ la bàyyi nga tëju sa bureau bëgg a jël Thiès dundee commune bi te bañ koo dundal loolu duñ ko seetaan duñ ko ko may tey duñ ko ko may ëllëg ñoom nag gis ngeen ci suba ba léegi ñu nekk fii kenn du fi waxe liñ bëgg lañuy am ñoom ñooy majorité mais majorité aussi jaadu nañu koy teg ci dëgg di ko teg ci yoon. nawet bi yéen en tant que maire Thiès ban taxawaay ngeen am par rapport. amuñ ci taxawaay parce que mbënd mi bi am yaa ko seetlul sa bopp nawet bi Thiès ku ne xam na ni dafa am ay zone yoo xam ne nawet bu ñëwee day inondé écoles yi dañuy taa salle de classe yi baaxuñu comment se fait-il que nga bëgg a jël xaalis bu toll noonu bëgg cee jënd ay mobilier te war a régler l'urgence loolu xel nangu ko nga ne da nga bëgg a da nga bëgg a defar da ngay defar farata mais bàyyi sunna mais mënoo jiital sunna ne da ngay defar farata kaddu bi ma bëgg a comprendre bi ma mujjee bëgg a mujjee mooy xamal ni le maire Ousmane Diagne la commune de Thiès Est dañ ko wóolu ndax ni nga xam ne tey mel na ko ci commune bi mu dem élection ak ay nawleem ak naataangoom ñu jiital ko buñ la faree nag da ngaa war a dundal commune bi mais pas nga dunde commune bi mooy ngay def ay démarches yu nébuleuses ngay jël ay projets yu nébuleuses ngay jël ay virements ak ay transferts yoo xam ne ça sans le doute nga ne da nga ko bëgg a jël à l'urgence teg ko ci doowu askan bi après fa nga ko jëmee kenn xamu ko ñun nag duñu noppi dañuy alerter parce que aussi budget buñ ko wootee dafa am ay principe budgétaires yi ku ne xam na ni buñ ko wootee moo ñu respecté ko mënoo ñëw ci conseil municipal bi nga ne commune bi conseil municipal bi génn daanaka budget bi mu voté woon jotu cee exécuté dara lu dul fay salaire au mois de janvier kon ça veut dire que ni li ñu voté woon ci budget bi mi ngi fii ba léegi laalaguñ ci dara mais pour comment se fait-il que comme laalaguñ dara ci budget bi nga bëgg a demander ay virement de crédit nga bëgg a demander yow ñu jox la demal marché nga toggal ñu añ yow ndugee goo ñëw ne affaire bi dañ maa war a yokkal ma defaat leneen ak leneen mais demal jógi ci liñ la jox ba pare donc maire la Ousmane Diagne na xam ne ñi mu ko séqal du ñu ay cuune du ñu ay xale yu ndaw ay magum jëmm lañ xam nañ li muy def juriste la xel mi neex na lool macha allah làmmañ wi neex na lool mais na doxalim na neex te rafet ni muy waxe mais wax ju rafet ju jub mais boo tëggee ñu ne cam loolu kenn demandé ko te loolu yaakaar naan ci la jëm te duñ ko ci bàyyi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp merci.